ASID TV, la chaîne des patriotes. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des informations en discontinu sur le web. Abonnez-vous. moom la def premier ministre mais nag dafa am benn mbir bu xew il faut que ñun la jeunesse ñu conscient ci mbir yi il faut que ñu xam lan moo xew réellement parce que dafa am lu xew lu tax Macky Sall indiwaat poste premier ministre bi yëpp dafa am lu xew parce que yar bi dafa commencé dal ci kawam yar bee commencé dal ci kawam parce que mbir mi Macky Sall instant yi ñemetul amatul sañ-sañu posé wu troisième candidature amatul sañ-sañ bi ndax mbir yi dafa àgg foo xamante ni nii au niveau international ba moom daf ci commencé am problème Blinken bu mu ñëwee parce que américains yi ñoo ko yónni gouvernement Amérique la ñëw représenté leen Sénégal ñëw jàkkaarloo Macky Sall wax li muy wax ak moom nee nañ ko histoire troisième mandat fexe leen ba bu ci dëkk bi dàkk nañ respecté constitution sénégalaise te jéem organiser ay élection américains yi li nga ko wax dégg na ko bu baax Macky Sall xam na ni moom instant yi ñi maytul Sénégalais fu mu toll ñoo ci nekk naan ay troisième candidat mais Macky Sall amatul sañ-sañ déposer troisième candidature parce que saa yu ko déposé ASID TV, la chaîne des patriotes. Cour pénal international Cour pénal international bu ko Macky Sall defee lii nii troisième mandat bu ne déposé am na candidature troisième mandat xam ne ni moom c'est fini pour lui te américains yi dànkaafu nañ ko wax nañ ko li nga koy wax moo tax mu ñëwaat indi poste premier ministre boobu mu indi candidat am bu muy préparé pour l'an 2024 moom la indi te ñoom ñëpp xam nañ ni Amadou Ba lañ jàpp ni ñoom ne Amadou Ba moo yor meilleur profil pour représenter parti bii di APR pour mën a gagner élection yi di ñëw 2024. léegi Amadou Ba mooy seen plan A pour l'instant mais nag am na ay mbir yu ci bëgg a am yu ci bëgg a xew mooy bi ñu demee bu jublu ci fii l'an 2022 bi di ñëw nii fin l'an 2022 bi di ngeen dégg ay coow biir APR mais nag lépp ñoom ñoo koy créer pour divertir la population sénégalaise di ngeen dégg Aly Ngouille Ndiaye am parti politique am di ngeen dégg Mimi Touré am parti politique am di ngeen dégg Abdoulaye Diop Sarr ay ñoom Tahirou Sarr ñoom ñëpp di créer seen ay coalition di def ay parti politique parce que Macky Sall parrainage bi Sénégal yi foog ñu waññaar loxo mu jóge fi parce que c'est illégal ci réew mi CEDEAO nee na ko c'est illégal te fépp fu ñu dem au niveau international dañ koy daan ci loolu dañ naan ko c'est illégal parce que foofu la bëgg a jëlee mbir yi nga xam ni l'an 2024 bi élection di jub si dañuy jubluwaat ci dañuy defaat ay parrainage yooyu ñuy def mooy dañuy rejeter liste yëpp ba mu des ay liste yi nga xam ne ñoom ñoo ko créé waa Benno Bokk Yaakaar ñooy tas après def ay parti léegi ñoom dina am 5 candidats yoo xam ne seen parti yooyu lay jugee ñoom ñu def ay ku nekk dem ak partem 5 candidats yooyu ñoom ñu représenté wu ñoom ñoo taxaw ñu valider seen ay liste muy bu Aly Ngouille Ndiaye muy bu Mimi Touré Amadou Ba muy représenté APR ay ñoom Diop Sarr ñëpp dañuy yor seen parti politique bu boobaa dina am yeneen parti yu fi nekk yi nga xam ni gis nañ ko comme lu ci mel ni Pastef yu ci mel ni taxawu Ndakaaru tey Barthélémy Dias dina jéem a dem ak listam ànd ceeg waa taxawu Ndakaaru mais liste yooyu yëpp ñu ne prévoir dañ koy rejeter moom liste yooyu yëpp dañ ko bëgg rejeter léegi ñu valider liste yi nga xam ni mooy nitam yi nga xam ne ñoo génne biir APR ci Benno Bokk Yaakaar mu ñoom Aly Ngouille Ndiaye léegi boobaa Sénégalais amuñu benn choix bu du tànn ci ñoom kenn parce que booba Aly Ngouille Ndiaye moo fi nekk nit ñi dañuy tànn Aly Ngouille Ndiaye wala ñu tànn Mimi Touré wala ñu tànn Amadou Ba ñoom loolu lañ prévoir fu mu toll nii parce que Macky Sall amatul sañ-sañ bi moom fu mu toll nii Sénégalais yi seen liggéey bi c'est extraordinaire seen combat bi mi ngi aboutir bu fekkee yëguñu ko sax moom mi ngi aboutir parce que mbiri dem na ba au niveau international instant yi Macky Sall moom ñëpp a ngi ko teg bët te américains yi dànkaafu nañ ko
nee nañ ko réew mi bu mu tàkk ci histoire troisième mandat constitution bi respecté ko élection organisé ko ci réew mi am jàmm. parce que tubaab yi nga xam ne ñoo ñëw ubbi fi ay entreprise ci réew mi ak ñi nga xam ne ñooy sàcc sax suñu alal teg ci muy les entreprises françaises yi nga xam ne fay ñu benn impôt ñooñu li ñu yàqule ci mois de mars dafa bari te xam ne ni réew mi bu demaatee ci guuta ñoom ñooy pertaat du seen alali perte sax mais parce que ñoom dañuy sàcc alalu réew mi seen sàcc googu noonu nu muy rawee boobaa mooy doon problème. ASID TV, la chaîne des patriotes. mënul am ci réew mi ci liggéey boobu lañ nekk ñoom li ñuy magu yi ci tool lañ nekk nii di ko feeñal ngir loolu bañ a am. ay élection day am Pastef dina déposer candidature am comme yeneen parti yépp yi nekk ci réew mi mais seen plan yi ñuy teg ñoom lañ bëgg ñu xam ko ba ëllëg buñ ko bëggee teg ñun Sénégalais yi ñu taxaw temm ne loolu du fi am. moo tax fichier yi nga xam ni moo lañ rejeté ay ci waa Yewwi Askan Wi loolu Sénégalais yi waruñu taxaw di ko seetaan parce que benn test la bu ñuy def jëmuñu l'an 2024. parce que parrainage ba léegi Macky Sall nangu ci wax nangu ci yëy yàbbi te nee nañ ko c'est illégal constitution bi validé wu ko ci benn côté teewul moom def na ko l'an 2019 2024 boobu poñ boobu la téye ba léegi ni téye ko ci ay loxom buñ demaatee dinañ demaat ci parrainage 2024 bu fekkee sénégalais yi xeexuñu loolu mu jógee fi parce que loolu rek ñoo xam ne ñoom instant yi réew mi rëcc na leen ci seen loxo réew mi amatuñ ci ñoom benn part perte nañ ko. xam nañ ni réew mi rëcc na leen benn mbir lañ nekk di ko def di ko tëgg mooy indi Amadou Ba premier ministre boobaa mooy représenter APR ci élection yi dëgmal mi l'an 2024. Aly Ngouille Ndiaye bu leen bett Mimi Touré bu leen bett ñu créé seen ay parti Sénégalais li ñu may woon l'an 2019 buñ ko mayee 2024 parce que buñ ko mayee 2024 ni sàcc woon élection yi 2019 noonu la ñuy sàcc waat élection yi 2024 moo tax loolu duñ leen ko may ñun Sénégalais yi ñun la jeunesse dañoo war a taxaw temm les pieds fermes. 2024 Macky Sall ci parrainage boobu la jëmaate ñun moom amul sañ-sañu bokkaat ci la élection 2024 yi parce que américain li tax yónnee fi ndaw pour dànkaafu la woon ci moom xam na ni amatul choix moo tax tey mu indiwaat poste premier ministre poste premier ministre kan la fay teg ki nga xam ni ëllëg moom moo leen war a représenter ñoom seen parti ki ñu yaakaar ni moo yor meilleur profil. parce que ñi ma fa jiital Aliou Sall xam nañ du am dara ñi ma fa jiital Mansour Faye parce que xam nañ du am dara journalistes yi toog nañ ci plateau télé yi gëmloo ko ni que Amadou Ba mooy ki nga xam ne bu demee élection mën na gañ réew mi te ñëpp xam ne ni Amadou Ba alalu réew mi yëpp ñoom dañ ko sàcc. toute la population xam nañ ni ñi nitu APR yi fi nekk muy Aly Ngouille Ndiaye muy Mimi Touré. muy Amadou Ba muy Tahirou Sarr ñoom ñëpp alalu réew mi lañ sàcc te Macky Sall protégé leen ci côté boobu. fu mu toll nii fekk 2024 benn option lañ am ñoom mooy xiifloo population bi ba dén xaalis dootul circuler moom nit ñi dinañ daj li mburu daj ci taal dinañ ko daj fekk 2024. fii ak 2024 réew mi dina gën a metti lu mu metti nii dina gën a metti te loolu noonu buñ fay wul suñu xel xam nañ day nekk lenn moo mënoon a nekk
ñu génn ci situation bii nii mooy Macky Sall waruñu ko bàyyi mu àggale mandat bi mu yor mais comme ñu nee ne dañ koy bàyyi mu àggale mandat bi nañ xam ne dina metti ci ñun ñu jëm fii ak 2024 te fii ak 2024 Macky Sall ñemewul taal réew mi parce que américains yi dànkaafu nañ ko ci bu leer. Blinken bu mu ñëwee ci thème boobu la doon waxtaan Macky Sall seen histoire troisième mandat yi nit ñi di dee guerre yi tàkk fii na arrêté na dakk mais bu mu génnee ci média yi lu mu mën a wax mooy démocratie Sénégal mi dox dinañ leen tegal ñu ay prime wane ne bu jàmm amee ñoom Sénégalais yi mën ñoo jël dinañ leen jox alal xaalis boo xam dañ leen koy may ngir seen démocratie buy dox. mais la mu toog ak Macky Sall wax ko da ko dànkaafu ne ko réew mi bu mu tàkk ci troisième mandat parce que américains yi ñoo am intérêt ci réew mi di Sénégal adduna bi ñoo ko teg bët américains yi xam nañ fii ak bientôt ñoom armement ñoom mëntuñu ëpp doole chinois yi ëppatuñ doole Russie ba léegi nii sax mosu nañu ëpp doole xam nañ buñ demee ñoom fu ñu mënti dem parce que dem nañ ko def sa Syrie taal ko ngir jaay doole jël la fa nekk mu tëleen ticc ñu perte ci des centaines de milliards lenn lañ mën a def jéem a wër pays yi nga xam ne am nañ ressource ñu jéem fa investir ñoom parce que bu njëkk daa jaay doole leen doon def di bombarder réew jàmbur yi di récupérer seen ressources minières ak seen i pétrolier léegi xam nañ àdduna bi toll na fa xam ne mëntuñoo dem ci benn réew di ko jaay doole nangu alalam coopérer lañ mujj def waxtaan réew ak réew ngir mën a suqali ñoom seen koom. moo tax ndaw ñi li ñuy wax rek mooy liggéey bi ñuy liggéey c'est extraordinaire liggéey bi ñuy liggéey dafa am solo mi ngi aboutir nañ waajal suñu bopp te xam ne parrainage Macky Sall 2024 dina ko indi mais moom mënul def troisième candidature moom leer na ko ci boppam mais fu muy sauver boppam lay wër fu mu toll nii te nu mën a sauver boppam lenn lañ waxtaane ñoom mooy fexe indi Amadou Ba mu représenté APR nekk premier ministre nga xam ne après moom mooy nekk ci tête bi deuxième bi comme nu mu defee nii liste parallèle yi nga xam ne moo am ci élection locale yi jël ay nitam ne leen dem na ngeen déposé def ay liste parallèle nga xam ne dañu jaxase élection yi élection présidentielle loolu lañ ci prévoir parce que Aly Ngouille Ndiaye day demal boppam Mimi Touré day demal boppam ñu defoon dañ leen dàq ci parti bi Sénégal yu bëri dina leen fekk ci loolu ñoom ñi nga xam ne ñoom dañoo yomb divertir bu Aly Ngouille Ndiaye xëyee ñu koy invité plateau bu ne muy wax lu ne ci Macky Sall ma ne dañ ko dàq ci parti bi mu créé parti am nga gis Sénégal yi daw topp ci ginnaaw Mimi Touré jaar fee def loolu Sénégal yi daw topp ci ginnaaw ñoom Tahirou Sarr jaar na lee ñoom ñëpp jaar ku nekk jaar ñu Sénégalais yi yóbbu mbooloo mu takku nag parce que dañuy victimiser wu te bu boobaa plateau télé lañ leen di jox opposition bi nga xam dañoo radical ñi nga xam waa Pastef lañ ñoom dañ leen di xañ plateau télé yi guerre bi ñu mën a def mooy ci réseaux sociaux yi rek comme ni ñu ko daan defee chaque jour te duñ ci mës a taay mais ci loolu lañ nekk nii di ko liggéey plateau télé yi moom bee boo ñu xam ni Pastef moom bientôt da koy ñàkk déet ñu leen invité ci benn plateau télé bu lu ñëw ci Facebook bi YouTube bi moom perte nañ plateau télé yi parce que ñoom candidats yi nga xam ne moo la ñuy préparé ñoom la ñuy jox plateau télé yi ñoom ñoo koy envoyé di wax ñoom lañ bëgg Sénégal yi di leen dégg kon ñu ndaw ñi dañoo am benn liggéey bu am solo boo xam ne war nañ ko def war a conscientiser sunu yaay ak sunu papa yi parce que enjeu yi ñu jëm la après fi réew mi jëm la après fu mu toll nii ñu ngi ci diabolisation yàq der ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko lu ne ñu koy waxal jigéen ñu bëri ci réew mi du ma ni jeunesse bi mais sunu yaayee sunu bàjjan yi ñu ci bëri koo ci wax ma la Ousmane Sonko nitu fitna la ndax loolu lañ leen di jàllale ci télé yi loolu leen di jàllale ci rajo yi moo tax vidéo yi ngeen di jël mooy yu xam yu Akhenaton moo xam yu Jiji moo xam yu Moussa Camara li ngeen jël di ko dagg ku si néew di ko joxe mu doon ay parti yu ndaw yu am solo loolu dina mën a am lu muy jàppalee nit ñi ci wàllu xalaat ci réew mi fa mu jëm ëllëg baax na ci conscientisation bi nga xam ne ñu ngi koy def bu leen tàyyi ci loolu bu leen ci musa tàyyi ñi nga xam ne ñu ngi yor vidéo yi di ko
couper di ko dagg di ko envoyer parce que nit ñu bëri mën ñoo seetaan live bu def 2 heures de temps ou 3 heures de temps ou 1 heure de temps mais ba la joxe benn daggatu 5 minutes benn daggatu 2 minutes dina am lu ñu ci déglu te dina am lu mu leen jàngal kon liggéey bi ngeen def noonu am na solo bu leen ko bàyyi mais ba tey ñoom ñu ngi seen ay plan ba tey fas yéene wuñ joxe réew mi Ablaye Wade mi ngi ci dil bi mi ngi seen ginnaaw te bu mbir mi demee ba nar a metti Karim Meïssa Wade nañ ko indi mu doon candidat parce que lépp ñoom ay buntu ñu rawee la ñuy xool Macky Sall buntu bu mu rawee ak njabootam rek lay xool bu Amadou Ba jëlee réew mi rëcc na buñ joxee réew mi Aly Ngouille Ndiaye lu ma musta xalaat rëcc na Mimi Touré moom musuma ko xalaat bu ko tegee ci loxoom rëcc na Meïssa Wade buñ ko tegee ci loxoom Macky Sall rëcc na benn mbir rek la mën a tegu ci benn loxo rek la mën a tegu ñu mën ñu rëcc mooy mu tegu ci loxo waa Pastef parce que ñoom dañoo ñëw ngir defar réew mi fas yéene récupérer alalu réew mi nga xam ni dañ ko sàcc bëgg ko génne réew mi bëgg ko rawale